dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer. léegi coono jeex na nga dal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rekk bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people faits divers ak ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store. salaamaaleykum am internet Dakar Buzz nuyu nañ leen di leen siyaar demaan mbégte jàkkaarloo yéen saa su ne li may wax rek ñun ak yéen la ngeen koy xool di ci gis waaw ñu ànd ak ñun nag ànd bu rafet lu ñu dugal ngeen fii ko di ñu encouragé di ñu ñaanal gis nañu lépp tey nag ñun di leen du spécial lu ñu war a waxtaanee mooy buzz de l'année bu ne buzz de l'année nag mooy lu jëm ci wàllu làmb combat yi nga xam ne ñoo fi jàll ci saison bi ak at mi téepoon coow ñu gënoon ko bàyyi xel loolu lañu war a waxtaanee man ak suma mag suma ndijaay suma xarit Ousmane Diouf ñu war ko décortiquer nag combat par combat ndax lu ci ne da nga koy jox ko moom làmbaloog la lu mu la wax ci làmb fayal moo tax ma tànn ko ngir partager ak moom combat yi fi jot a jàll benn par benn Ousmane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Fadel. mbaa yaa ngi ci jàmm. maa ngi sant alhamdulilah di nuyu internautes yi nga xam ne dañuy suivre Dakar Buzz di leen ñaanal yàlla bu baax di gis liggéey bu am solo bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey aussi. parce que yéen a ngi participer aussi au développement de notre sport national muy la lutte sénégalaise nga xam ne ñun moom la ñu am kon vraiment ñu ngi leen di remercier di leen encourager. ñu ngi leen di remercier di leen encourager loolu la nuyoo muy sunu kilifa li ma wax rek dañuy ñaan yàlla may ko gudd fan te may ko wér nit ku baax ku oyof bi ma bëggee lii def na ma toogal maa lay fekk si waaye li may njëkk a jukki ci loolu mooy combat bi nga xam ne mu ubbi woon dëkk bi nag muy combat Balla Gaye ak Modou Lo seen première face à face nekkoon le 5 janvier fee ca teeru bi nan nga dundee loolu père ci loolu ma ñëw ci face à face ba pare parce que doona boole woon ñaari ndaanaan muy entre Pape Diouf ak Wally Seck muy ñaari révélation yoo xam ne ku ci ne xam na ci dynamique bi nga toll ñu boole leen nag ci benn salle ñu war a def spectacle laataa mbëri di dikk loo gisee loolu. waaw mais loolu rek dafay dundal làmb ñuy profiter aussi di remercier promoteur bi ko tëggoon. nekkoon na làmb joo xam ne vraiment amoon na avant goût te it avant goût dafa am solo ci làmb ndax bokk na ci li nga xam ne moo koy jox promotion ndax mais nag ñaari mbër yooyu ñu boole aussi ñoom ñoo jox seen bopp promotion parce que ñooy ñaari mbër yi gën a siiw ci Sénégal kooku nañ ko nangu Modou Lo ak Balla Gaye numéro 2 mooy ñaari mbër yi gën a siiw ci Sénégal ëpp ci supporter ñu gën leen a xam kon donc ñoom déjà rek promotion la ñu làmb jooju aussi xam nga dañoo njëkkoon a bëre en 2010 en 2010 lañ njëkkoon a bëre mais boobu xam nga aussi amoon na coow lool waaw coow lu bëree mais yàlla def ci ndox mu sedd Balla Gaye daanoon ko ñu dawal nag ay at yu bëree ci diggante bi nag moo li taxoon na mu am coow dañu ne Modou Lo ma nga xam ne moom la Balla Gaye daanoon bokkul ak Modou Lo mii loolu moo taxawal combat bi loolu nag moo indi woon buzz combat bi comme li ngeen wax rek seen Dakar Buzz xaw ma lan moo indi woon buzz bi léegi nag li indi woon buzz boobu nag moo tax combat bi ñoroon lool mais gis ngeen combat bi nu mu demee toujours Balla Gaye daf ko wan toujours na ko parce que Balla boo dee xool ba mu taxee ak Modou Lo sax ba ñu taxee ñoom ñaar rek boo xoolee te xam lamb di nga xam ne fii problème mu doole dina fi joué doole dina ci joué parce que Balla Gaye ëpp na ko gabarit mais ëpp na ko wet ëpp ko laf ba noppi Modou Lo moom dafay mbër mu am xadar boo xam ne ragalul dara gaynde sax boo ko indi woon mu song ko mu song ko donc combat bi sax bu yàggee sax mu xarañu Modou Lo moo yàggal combat bi ndaanaanam ak mën a bëree moo yàggal combat bi parce que boo xoolee Balla Gaye pour mu daan ko dafa mujj boof ci kawam daal di koy xañ jàpp gi ba noppi njett boobu mu ko njett noonu njett bu yàgg boobu day toqi Modou Lo dafa mujj toqi bu Balla Gaye sentir nag kii fu nekk nag toqi na nag ci la téye nag ci ginnaaw daal di koy wàngan yi daal di koy yokk waaw dafa toqi parce que boo xoolee sax loxo Modou Lo bi mu jàpp dafa de bi mu demee ba sonn ba bàyyi ci la ko Balla Gaye yokk mais effectivement parce que jàpp ba moo yàgg ak njett ba parce que Balla Gaye xam na ne Modou Lo dafa mën a bëre te du ko may buntu ginnaaw jekku na ko dootu ko bàyyi fa la ko téye rek
yàgg day toqi bu toqee nag Modou Lo nit la lu mën demee nit la bi mu toqee rek mu exploité ko loolu moo indi jël bi waaye terewul Modou Lo reste là toujours Modou Lo looloo indi jël bi waa gis ngeen loolu la Ousmane wax li mu wax ci làmb fayee ko bor ba muy dund làmb dund nañu làmb kon loolu la indi ci combat Modou Lo ak Balla Gaye bi nga xam ne jaaroon na fi le 13 janvier 2019 bu ma ñëwee ci beneen combat rek muy diggante Garga Mbossé Moussa Ndoye mu nekkoon combat boo xam ne ni bi ñu déggee taxaw na rek ñëpp dañ ne combat bi mooy nekk combat de l'année parce que danoo boole ñaari naataangoo Pape Defal tegoon ko maa ngi koy nuyu mu nekkoon combat boo xam ne dayoo combat bi rek yeggoon na foo xam ne dafa dépassé woon sur niveau lamb la mu mënil ci combat boobu muy diggante Moussa Ndoye ak Garga Mbossé ba Moussa Ndoye Garga Mbossé dama ci am jàngat ci ñaari mbër yi man Garga keroog bett na ma bi mu ñëwee ba summeeku Garga préparé na combat bi waaj na ko parce que xam nga mbër man loolu laa bëgg ci mbër bu fekkee da nga jógee ci jafe-jafe booy dellu siwaat na nga am jomm liggéey boo xam ne jël moom daan moom yàllaa ko waaye boo summeekoo rek nañ amateur yi xam ne kii kat daj na ay coono liggéey na ba am lii mu am man foofu dama ko fi félicité Garga Mbossé vraiment foofu liggéey na Moussa Ndoye nag mooy mbër mi nga xam ne musul ñàkk a liggéey moom saa bu sumee ko nga xam ne kii mooy Moussa Ndoye saa bu sumee ko nga xam ne kii mooy Moussa Ndoye mais keroog nag li am ci combat bi Garga Mbossé dafa xañ Moussa Ndoye la mu mënoon merci Moussa Ndoye dafay mbër moo xam ne mbërum xeexkat la pied ba Garga Mbossé jiital moo tax Moussa Ndoye mënta dóor moo ko handicapé cey lamb waaw dégg pire de pied ba mu jiital moo xañ Moussa Ndoye la mu bëggoon te nag coach bu mag moo indi ki nga xam ne mooy Garga Mbossé muy Mame Less c'est un grand coach daf ko xamal ne ko boo jiitalee boo ko xañul dóor yi dina xeex ak yow te bu xeex ak yow coup hasard bu la dalee rek leneen mën na fee xew moo tax Moussa Ndoye saa bu demee ba natt mu taggaat lewaatoo bi Moussa Ndoye recommencé waat waaw recommencé à zéro Moussa Ndoye nag bi mu dee ba nga xam ne loolu nag du jikkoom ci la maam waaw parce que xamul loolu ca la maam rek dem xamul loolu ba la ko cay fekk ko ca xamul loolu dégg ngeen xamul loolu nee naa leen boobu tey ngeen dégg lu ngeen mës a dégg ndax maa ngi moom la moo ma yar ci làmb dégg ngeen rek analyse yi mu joxee rek képp ku dund làmb bi nga xam ne wax na làmb te it wax na sport père yaa ngi fi te wér bu ma jógee ci loolu nag ma ñëw ci combat bi nga xam ne nag boo xoolee amateur dañ ci xaw na am déception découragé ci woon muy combat Diène Kaïré Quench parce que combat boobu bi ñu déggee tam li taxaw nag ñëpp dañ ne boole na ñaar ñoo xam ne seen làmb du mat 30 secondes ndax Diène attaquant la Quench donte li muy attaqué bariwul lu mu jàpp sa ngeeb jeex na ñu gis combat bi ñu tëgg ko arène nationale combat bi nekk combat bu am ampleur ñu ñëw ba ci làmb ja ku ne lan doon xaar ci yow indi woo ko lu tax loolu dañoo bëre kenn ku ci nekk na du ma daanu kenn ku ci nekk dafa taxaw na du ma daanu téye boppam Diène Kaïré la mu daan bëree bëriwu ko kenn si la mu daan bëree bëriwu ko loolu mooy du ma daanu te loolu mbër yi war nañ koy éviter parce que man bi ma demee ba laaj Boy Kaïré def na ma keekat moo nanguwul a bëre waaye bu nanguwul a bëre sama doom du wanteer combat bi kon xam nga déjà kii nee na du ma wanteer kii nee na du ma wanteer kon nan la combat di amee ñaari loxo mooy tàccu di il faut kenn risqué absolument bu kenn risqué wul lamb du fa am keroog wax dëgg yàlla lamb amu fa déception moo fa am ndewaatoo nañu jeexal temps bi guddeel lamb ji ba lamb ji jeex ku ci nekk téye nga sa bopp lamb ji jeex saful xorom saful suukar amateur yi kenn kontaanul mais loolu lan la mën a def ci seen carrière ñoom ñaar nga xam ne ay ndaw lañu mais def na ko déjà war a am fu nu relation yegg mais def na ko déjà ndax heure bi waroon naa fekk sax ñu naan ñi ngi dox combat Diène Kaïré wala combat Quench taxaw na wala Diène Kaïré mais ñoom ñaar actuellement nii lii dafa leen di xaw a handicapé xam nga Fadel mbër dina ñëw ci làmb risqué bëre daanu jël ndam li ci suba ñu tëggalaat ko beneen combat mbër dina ñëw ci làmb ñàkk jekk waaw risqué jël ay engagement parce que tubaab nee na qui ne risque rien n'a rien je sais boo risqué wul mais doo am dara doo gagné dara mais boo taxee ne man du ma risqué damay taxaw rek bu ñëwee ma exploité ko sa morom bu defee noonu làmb du fa am bëre daal ñaar a koy def ñoom ñaar daal taxaw nañu lewaatoo nañu boo xoolee sax seen jàppante kenn ku ci nekk sax da ngaa sóor sa morom ba mu ëpp torop ba mu ëpp mu làmb jooju daal ñaari xale yi critiqué wu ma leen samay doom lañu waaye nag nañ gën a góorgóorlu rek te am nañu carrière ci làmb te mën nañoo nekk benn bis roi des arènes nañ delloowaat si rek liggéey te it nag
bëre ku risqué wul doo am dara. boo xoolee ci biir lamb ci sax man ci sama biir reportage maa ngi naan ñaari mbëri ku ci ne mën nga lopp lii. waaw mais c'est vrai Quench mën na lopp lii. waaw mais Quench dama koo xam. mën na lopp lii. mais Diène sama doom la. waaw kon pour maa ko ngéntee man daal li ma gis. Quench Diène dama koo xam. waaw mais mën na xam Quench mais Quench mbappat àll bi yëpp toj na ko. Diène Kaïré dafa mën a bëre. Diène Kaïré gis ngeen jël ñi mu daan fi mu jaar ba daan leen. day ñëw attaqué la. maa la du la may jàmm. du la may jàmm xëttal la song la bëre ak yow daan la. loo tax defoo ko keroog. non sóor baa bari nag. sóor dafa sóor. sóor bu bari bëgguma ko ci mbër mu ndaw de. mais nag gis nga mbër mu ndaw mën ngaa ñëw daanu am ndam. lu lay may loolu. lu lay may loolu mooy nga ñëw wane yow sa fulla ak sa fayda déggoo mën a toujours ñaari ndamay dugg mais benn génn. loolu dem na. te yàlla rek a xam kii daan waaye boo ñëwee yow defal li nga war a def rek gis des nga bàyyi ko ci loxol yàlla. defal li nga war a def li des nga bàyyi ko ci loxol yàlla loolu mooy combat Diène Kaïré Quench loolu mi ngi amoon le 15 juin fee ci arène nationale nekkoon combat bu rëy dégg ngeen liñ ci indi ci wàllu xam-xam ak liñ décortiqué combat bi ma ñëw ci Dame Sadji gi nga xam ne moom it moo ubbale woon làmb muy rëg-rëg Gris 2 nekkoon combat boo xam ne ku dégg taxaw na rek ñi ceen yoo nekkul sax dama dagg tike dégg ndax dañ ne combat bi kii mën na mooy xeex kii mën na mooy jàpp ñii ne kii mën na mooy jàpp sax waaye bu ko kee jàppee làmb ji jeex ndax ñëpp dañoo jox favori bi jàpp rëg-rëg ñii ne bu ko rëg-rëg bu ko Gris jàppee làmb ji jeex ndax ku ne xam ne rëg-rëg bëri doole Gris de am na kattan macha allah te it combat yi mu ñàkk yëpp yi mu am yëpp ci ndam day sëq sa gaño wan la ni maa lépp doole keroog ñu gis ci loo xam ne du ma ne déception am na de ndax rëg-rëg war naa daan Gris de waaye est-ce que na mu ko defee daane est-ce que amateurs yi xaaroon nañ loolu mais war nañ ko mën a xaar parce que rëg-rëg ku ko xam début rëg-rëg fi mu jaar ci équipe nationale def lutte libre rëg-rëg xale la dafa am doole Gris ëpp ko doole am na doole xam nga problème bi mooy ñii dañuy jaawale masse ak doole masse ak doole bokkul déedéet rëg-rëg doole biir la yor ku daan Elton xam nga ne am nga doole kooku waroon nañu sóor ne rëg-rëg am na doole mais ba ñu taxawee ñoom ñaar ku nekk gisee ne corpulence ne moom Gris 2 lañ joxoon favori ñëpp moom lañ joxoon favori mais Gris 2 loo xalaat ni moo ko ñàkkloo lan la waroon def te defu ko Gris 2 dafa waroon a dëggal xeex bi te xañ ki nga xam ne mooy rëg-rëg jàpp mais est-ce que dina mën xeex ba ndax pied ba mu ciital parce que lu ci ëpp dafa changé garde bi mu dikkee ci làmb waaw mais ba mu changé garde mais garde boobu mu changé nag moom la waruloon def est-ce que waa Fass ñoo ko dugal déedéet parce que Moustapha Gueye maa ngi ko nuyoo passage grave def na benn sorte sax daal ne rëg-rëg li mu bëri kenn sant ko kenn sant ko dégg ko mën la moom contre nature la bëri loolu la ñuy wax contre nature mais luy indi loolu sóor sa adversaire ci bëri bi la wala lan la luy indi loolu nga xamal niñ garde bi non xëy na sa xam-xamu bopp xëy na xelam bi nga xamee ne taxaw na parce que bi ñu taxawee rëg-rëg bi mu taxawee jiital pied moom dafa changé moom waruloon changé moom li mu waroon def mooy indi ko safara bu ko indilee safara xañ ko jàpp rëg-rëg ku mu jàpp daan la mbër mu fi jàpp da lay daan ak wóor loolu amul werante te boo xoolee rëg-rëg gi nga bi dawee jàppante rëg-rëg gi ngi téye mais liggéey bi rëg-rëg doon liggéey est-ce que yéen gis ngeen ko waaw ma ngay ndox ci biir rek di dugal yëpp mi ngi dajale ngembali da ko doon dajale di dajale ba mu mat sëkk gis nga bi mu dajale ba mu mat sëkk mooy bi mu ko yëkkatee doyul te boo xoolee ci biir combat bi njëkk na koo tenté boobu da doon peese njëkk na koo tenté loolu mooy peese waaw dafa njëkk a peese pour xool ba xam su ma dellu siwaatee dina baaxam déet loolu mbër a koy xam mel ne ba mu desee loolu mooy peese da ko njëkk a pesé bi mu ñëwee daf ko ñëw peese ko daal di xam ne kii su ma ko yëkkatee dina jóg mu dajalawaat di dajalawaat ba nga xam ne li muy dajaloo na mu yëkkati rek jongle ko waaw songale ba ci te ñëpp xam nga lu ma jaaxal père mooy rëg-rëg Gris 2 dayoo bi mu am ak taay bi mu am nan la ko rëg-rëg mën a jongalee noonu parce que loolu man xam naa sax gaa yàgguma ci laa mais loolu man xawoon na maa jaaxal non bu mu la jaaxal yow bu mu la jaaxal parce que problème bi problème mu masse la ak doole waaw ki am na masse bay ëppul doole rëg-rëg waaw feeñ na ci nag rëg-rëg mën naa yëkkatul ku ëpp Gris 2 feeñ na ci de te xaaral ba ci kanam yéen gisagu leen dara sax songole bee ma gis ku néew kàttan du ko def dama ne gisagu leen dara xaaral Gris 2 nañ ko joxaat beneen luur nañ ko joxaat luur loolu mi ngi nekkoon combat bi nekkoon le 15 juin fee ci arène nationale nekkoon combat bu mag ma ñëw nag ci révélation yi muy combat boo xam ne itam combat bu bëri woon enjeu la muy diggante Double Moteur ak Feugeula bokkoon bëri woon combat bu bëri coow Double Moteur di xale ne ci yoon ñu jox ko Feugeula mi nga xam ne def na lu ne ci làmb
ñëpp jël favori jox ko double moteur te effectivement loolu moo ca feeñaat. lan nga jàpp ne double moteur moo ko may ndam ak lan nga jàpp ne Feugeula moo ko xañ la ci combat boobu. Feugeula dafa xaw a yàgg dafa yàgg ci làmb sax d'ailleurs ndax ba muy bëre double moteur xalaatu la bëre. takkul ngemb yaa ngi ko daf koo may sens. moo tax ñu ciy gërëm Feugeula bu baax a baax loolu bëgg naa mbër di ko def. maanaam mbër yi nañuy yor seen loxo di may xale yi. sëq ci suuf di yéegal waaw double moteur nag sama kanam la bëree parce que drapeau ba mu njëkk a am man lañ ko tudde woon. loolu maa ko see loolu kon. drapeau bi mu njëkk a am man lañ ko tudde woon ca Kër Massar boobu mi ngi bëre mbapat. kon mën nga wax ci double moteur. waaw kon double moteur man xam naa ko. yaa ko double moteur dafay xale bu am xadar. am doole ba noppi gëm li muy def. am sañ-sañ. am sañ-sañ. voilà am sañ-sañ surtout am sañ-sañ. te du question bëre ba. mais double moteur li koy may victoire surtout sax mooy sañ-sañam. ndax lépp lu jàkka taxaw ci kanamam danaan maa la man mais ba muy bëreeg Feugeula dafa ñëw imposer ko jeunesse. daf ko imposer na ko man xale laa. noonu mooy yoonu làmb. ba mu ñëwee ne ko imposer ko na ko xale laa loolu la imposer loolu la ko yàlla may. Feugeula il n'a pas démérité. Feugeula ku ne xam na ne. bokk na ci mbër yi ndaanaan yi. ndaanaan ku li fiddirin mooy Feugeula. te xeex ba xadar ga. fit wa mën a bëre ga. ak njàmbaar ga. kenn du Feugeula waaye nag dafa daje xale. xale bi wan ko ne ko man xale laa. moo tax mu doon révélation. waaye nag fi nekk ne double moteur. jot na nag ñu yéegal ko nag. jox ko nag ci yenn combat yi waaw dafa jot ñu yéegal double moteur. loolu danaa ci ñëwaat ma ak yow man li ma ci tegaat mooy diggante Boy Niang 2 ak Lac de Guiers. seen première face à face nekkoon le 1er juillet 2019 fee ci monument de la Renaissance. mu nekkoon face à face bu amoon coow. parce que dañ ni Pikine Guédiawaye. Boy Niang li mu faral di wax damaa miin Guédiawaye damaa yab Guédiawaye demoon na fi sax ba teg fi ay casse fondé ne bii Lac de Guiers ko moom beneen bi Balla Gaye ko moom. yàlla def combat ba tam nit ñi xaw ci am tam benn mbetteel. parce que mooy premier combat bi njëkk a yóbbu arène nationale ci combat bu mag. amateur yi ñëw en masse. ñu tuddee ko Alioune Sall maire Guédiawaye maa ngi ko nuyoo passage. mu nekkoon combat bu réussir nag Baye Ndiaye tëggoon ko. ñu gisoon fa spectacle gis fa cosaan ak aada gis fa lu ne amateur yi ñëw en masse. leen rek lan moo xaw a découragé lu amateur yi mooy combat ba na mu jeexee Lac de Guiers day xaar Boy Niang day xaar mais seen face à face yi boo déggee seen communication da ngay jàpp ne combat bi du ma 2 minutes fu ne wax nan fa. ñu ñëw ba ca làmb ja nag ku ci ne la nga muy noonu nga indiwaat ko mooy taxaw di xaar. waaw xam nga ñaari mbir du terrain la ñu boole. Boy Niang làmbam yëpp da lay xaar da lay cokkaas nga daw ñëw. mu mën laa mën ko exploiter. Lac de Guiers da lay xaar waaye bu gisee buntu dem. day këf. bu gisee buntu day dem. waaye nag très rarement nga gis Lac de Guiers song te daanut. waaw ndax moom bu songee bu day natt di natt ba mu jekk muy soog a dem. day fiir ba mu jekk muy soog a dem. Lac de Guiers loolu Boy Niang mayu ko. déedéet combat boobu nag. Boy Niang ci boppam. song na. njëkk naa song. waaye ba mu njëkkee song. la mu fekk foofa. la mu fa fekk moo tax ba mu dellusiwaatee nangu la delluwaat. déedéet Lac de Guiers it doog di xaar mais Lac de Guiers li mu mujjee exploité mooy cong moom bu teeloon a am. kon làmb ji day teel a jeex. ndax Lac de Guiers ku ne dafa tëla bëre da ngaa xamul Lac de Guiers. Lac de gis nga mbër ñaar la mën na la rasu mën na la song. ku mën a rasu mën a song rek mën ngaa bëri. nga làmb mën nga bëri. mais keroog père est-ce que Boy Niang tam ak moom mi ndaw. ak li ñu doon xaar ci moom. ci koo xam da ngay damaa bëgg Balla Gaye. moo waroon a diriger est-ce que tam waroon na def loolu. moo waroon a diriger. dox ci kaw Lac de Guiers. wan ko ne ko Balla Gaye laa soxla. oui ñëw daan ko. ñëw jëli Balla Gaye ñëw daan ko. parce que digganteem ak Balla Gaye li gën a dëgëral mooy loolu ci la bokk. mais loolu moo tax digganteem ak Balla Gaye sax xaw a dëgër. waaye tey jii bu fekkoon ne daan na Lac de Guiers kon heure bi kenn waxatu ko. mais dafa dëgg lam ca def ak li ñu doon xaar. moo tax nit ñi ba tey naan mën naa nekk mënta nekk. waaw loolu rek moo ko xañ. loolu moo ko xañ loolu. waaye nag làmb aussi dafa tëradi. waaw lamb moo tëradi ndax lamb aussi di nga ko natte nii nga ñëw fekk mu njuuy la. lamb day njuuy. lamb day njuuy ndax mën ngaa natte nii mën na am ba muy ñëw na mu natte woon Lac de Guiers ba mu ñëwee fekk na fa leneen. bu boobaa nag dootuma risqué. dama naan kii kat dama ca foogoon demewul noonu. kon boog day mbër mu am kattan boo xam ne bu ku jàppante ak moom boo ca génnee. di nga xam ne kii. kattan la am na doole te li muy def mën na ko te it
dafa assuré day mbër mu assuré. du lu muy def daa bëree ma assuré léppam doog day wóor moom yëpp a may leer. bi combat bi jeexee bi ma ko seetee. ne ko la dëgër lii ngay bëree. Papis mbaa du yàq sa carrière dara xaw a am yeexal say combat ak yooyu. dafa ne ma li may bëree du ma ko sànni ci virgule. ku ma ñeme. tam kattan tam xam-xam ñëwal daan ma ci. waaw effectivement. ne ma du ma changé dara. effectivement non sa bopp daal tey ndaw. waaw ñëwal fekk ma ci mais ku ci mën kay dara. waaye defal ni Eumeu Sène. Eumeu Sène ba mu ñëwee dafa ñëw cokkaas ko bàyyi xel mi ci suuf da koo nax ca signature ba. waaw. Lac de Guiers gis boppam mu ñëw Lac de Guiers jiital tànk bi. tànk droite bi. tey ngeen dégg lu gën mu aj garab bi ca kaw. ndekete xel maa ngi ci suuf. loolu day am loo xam dafa na cëfi tànk bi te xoolal li Eumeu Sène di gaaw. tuur na ko bi mu koy tuur Lac de Guiers yóbbu na Eumeu Sène. yóbbu na Eumeu Sène ci suuf. ci facilité nga xam ne Lac de Guiers mën a bëri. non dafa gaaw bu daan mënta bëri da ngaa ciblul. da ngaa xamul daal mënta bëri da ngaa ciblul. bu ma jógee ci loolu nag ma ñëw ci Eumeu Sène Modou Lo. loolu seen première face à face mi ngi nekkoon le 21 juillet fee ci Monument. mu nekkoon tam face à face bu doyoon waar boo xam ne boo xoolee Eumeu Sène bi muy ñëw mi ngi jaar ci kaw pont bi tiim Modou Lo loolu sax xawoon na siyee ci bopp Modou Lo ñi ma àndal parce que ñoom dañoo jaar ci suuf pont bi Eumeu Sène jaare ca kaw tiim ko wàcc ci barbar yi wàcc muy combat boo xam ne dafa doyoon waar parce que dañoo njëkkoon a bëre am nu mu demee woon Modou Lo daan ko yóbbu ko à l'usure bëre loo ko ba mu sonn mu daan ko ñu tëggaat combat bi Eumeu Sène ne xam naa la ma daanoon danaa ko préparé te it bu ñëwee li nga xam ne préparé nii combat bi sama combat la ñu gis combat bi la ca xew lépp combat bi nekkoon le 28 juillet moo tëjoon saison bi noo may jàngatale combat boobu nga xam ne daanaka moo tëjoon saison bi. foofu sax man Eumeu Sène laay waxal. waaw sama doom la maa ngi koy nuyu ndax papaam mooy sama grand frère moo ma yar. Eumeu Sène moo bëre la mu warutoon a bëre. nan la warutoon a bëre. Eumeu Sène mooy roi des arènes. loolu am na. du ma bëre revanche Eumeu Sène revanche la bëre. ci bopp bi. dafa waroon a bëre roi des arènes. yaa soxla couronne bi. yaa koy jël si. damay taxaw xaar la. loolu la waroon a bëre. mais moom revanche la bëre ci bopp bi. soo xoolee ca ëppal pressam ba dama ko posé question ne ko Eumeu. combat bi dafa bëri risque ci yow mu ne ma lu tax ma ne ko Modou Lo da ngeen a bëri woon mu daan la boo daanee Modou Lo 1-1 lay nekk. yow bu la Modou Lo daanee du nekk 2-0 3-0 lay nekk. mu ne ma lu tax 3-0 ma ne ko Modou Lo bu la daanee dana la daan 2 fois dana nangu sa couronne. kon 3-0 lay nekk. est-ce que sóor nga risque yi ne ci combat bi mais xam naa ba ma koy posé loolu xamul fa may waxee. parce que mënoo nekk roi des arènes sa première sortie nga jël mbër moo xam dalaa daanoon bu la daanee 3 lay nekk. waaw day lay daan 2 fois après nangu sa couronne 3-0 lay nekk. revanche ba lay teg fee. mu bëri waaye nag revanche ba aussi li nga wax sànq. ñëw ne la ma defoon mooy da nga maa yóbbu à l'usure. bii du ma ko fi xaar. waaw dama lay wan ni waruma bëri yow à l'usure dama lay jàpp daan la. waaw automatiquement mu bëgg a jàpp Modou Lo te Modou Lo booy xool fooram mooy mbër mu ko ñëw ne ko dama lay daan kenn rek moo koy def di ko daan mooy Balla Gaye te xam naa dafa miin Modou Lo ba pare xam fa mi jaar Modou Lo loolu day am ci mbër mais Modou Lo ñu Eumeu Sène ñu gis ko loolu nu mu bëree man su fekkoon naa ko indi du ma ko bëree loolu. ah man de keroog Modou Lo li mu bëri jaaxal na ma trop parce que boo xoolee ki nga xam ne mooy Modou Lo mi ngi jiital toujours mi ngi aj loxo droite bi loxo droite am boobu muy aj mooy danger bi. mooy danger bi de. mooy musiba gi. mooy musiba gi nañ ko bàyyi xel loxo droite am boobu. Eumeu Sène bi muy daw di songu man xawma lu yóbbu Eumeu Sène. looloo jaaxal ñëpp. li tax mu dem songu sax man moo amul cong daal moo fa amul. cong ma ñorul yoon. cong mi ñorul. yóotu na ko mais wala boog ma changé pied. mu changé pied ma jël coup dama jàpp. parce que Eumeu Sène mooy lutteur bi nga xam ne ñaari pied lay xeex lay bëree. ñaari pied lay bëree. Eumeu Sène mooy seul bokk na ci mbër yi nga xam ne tey bu ko neexee sam pied bi bu ko neexee sam pied bi. kon mënoon naa changé pied bu changé pied dina xaw a jaaxal Modou Lo mu daw song xeex ak moom ci kaw daw jàppante ak moom ñu mbapat. foofu sax moom d'accord naa waaye jékki-jékki rek mi ne ko daw rek sóobu mais Modou Lo bi mu dawee di sóobu da koo kor Modou korom boobu coup hasard la parce que bi ko koree rek xam nga ne droite bi day ñëw te it coup am na foo xam ne bu fa dalee jeex na c'est fini coup fatal la
mu mel ne amateur am nañ déception de ndax Modou Lo war naa mën a daan Eumeu Sène daanaan la mais est-ce que nit ñi xaaroon nañ façon site boobu non bëgguñu woon loolu parce que lamb ji bëgguñu woon vraiment mu terminer loolu Modou Lo sax bëggul loolu victoire bi sax bëggu ko Modou Lo man xam naa ne man li ma xamee Modou Lo bëggul victoire boobu bu sañoon day bëri ak moom daan ko Eumeu Sène it lii ko dal aussi njuumte la te it aussi lamb moo mel noonu boo juumul doo daanu te daanaan la ci lamb daanaan la ci lamb def na lu nekk donc des na ci carrière am des na ci kanam na defaruwaat ànd ak waa Pikine ànd ak ay rakam liggéeyaat mën naa jëlaat roi des arènes indi ko Pikine ama dégg conseil bi la grand bi jox déggal conseil bi ndaanaan nga ci lamb am nga cër ci lamb buñ fàttali ko ko sa combat su lay topp ba nga koy këf di ko wiccax ci stade bi Mor Diop tapi ba loolu muy lu yàgg yow boobu noo toll yow lu ndaw te damaa yàgg topp lamb de damaa yàgg topp lamb parce que ko ba ngoon stade bi Mor Diop la woon muy combat bu rëy si mel fay dik kii dik su lay topp dik ñu ëmb ko indi ko te su lay topp jamono yooyu bëreeg moom am na boxeur buñ ko tuddee woon de Olifil la ko tuddee Olifil dañ ko tuddee ndax mën a xeex jamono dóor ga da mën a xeex pare mu am taay ba macha Allah am taay ba mën a xeex soxor waaw soxoroon kon nag bi Eumeu Sène jëlee combat bi genn wàll gi yëpp dañ ne Eumeu Sène day xaru lu ko dugal ci lii mais xam nga ca jom jaak ca ndaanaan ga moo tax mu jël ko kon ki la daan war na laa daan ndax Modou Lo bul fàtte ne li ma naan tollu ni mbëri waaye ku ko ci am doo nelaw xale tay ba njaay bi ndaanaan la ci wàllu lamb xam naa ci leen de ndax digganteem ak Bombardier rek ngay xool xam ne ndaanaan la lam leen Bombardier dama ne xarañam googu ñuy wax xam nga ko tuddee waaye juumut Modou xarañ Lo juumul mérito na xarañ gi dama ne képp koo xam ne jël nga avance Modou Lo ñu wax ko ak waxoo ko nelawootoo guddi nelawootoo bëccëg ndax tant que combat bi jeexul sa fiddu daal de dégg ngeen père lim ci wax loolu la wax kon ñu ngi nuyu le roi des arènes Modou Lo di ko wax amal jàmm rek am nga combat nag yaag Ama Baldé kilomètre gañ ma di kat ci leneen nag muy combat révélation boo xam ne xale boo xam ne man li ma naan nan ko bàyyi xel muy diggante Jokkel ak Mama Lamine nekkoon combat boo xam ne li tax ma tànn yooyu mooy day combat boo xam ne keroog non seulement na amateur yi ñëwee rek weesu na mais ñëpp defoon favori Mama Lamine ne mooy xale moo man te effectivement ba nu dikkee ci làmb ji dafa mel ni loolu xaw na faa feeñ ndax benn cong la amul xaw na faa feeñ man bi Jokkel sumee ko xam naa ne liggéeyam des na waaw parce que Jokkel indi na état boo xam ne man xam naa ne état bi daawul bokkul état Jokkel la mu daan indiwu ko nañ waxante dëgg liggéey bi des na Jokkel la mu waroon a indi ci état indiwu ko Mama Lamine moo indi état bu noppi indi jeunesse kon lamb ji mënu da bu ko jàppee mu jeex man ba mu sumee ko laa naa doy na waar lamb de daa tëradi waaye Mama Lamine mii pare na de te it loolu amateur doon xam ben avant lan doon analyse yooyu naan Mama Lamine ko mën moo féete ndaw ba pare Jokkel indi loo xam ne li mooy li nga wax sànq waay père mbëri na di naturel bañu dugal seen yaram loo xam ne bokku ci ndax saa boo ko defee boo ñëwee ci stade boo summi koo njaam-njaam ak ñu xam ne lii nga duy sa yaram bokku ci Mama Lamine daanaan nga Jokkel daanaan nga yow it def nga ci làmb lu ne lu bokkul sa yaram bokku ci dugal bëri baa ngi fi xam-xam baa ngi fi gën a la liggéey te xam ni loolu bokkul sa yaram am nga cër ci làmb mais Jokkel dafa mën a bëri si mën a bëri bokk ci écurie bu mag muy Kër Massar mbooloo Jaraaf Aldo Diop yor ko bañu lu leen dara Kéba Kanté di xaritam bañu lu ko dara kon dama ne Jokkel ci boppam amul warul am benn problème lu dul liggéey rek te làmb nga ci kanamam Jokkel li ma lay conseillé liggéeyal nga dellu siwaat am nga place ci làmb ci am nga place ci làmb ma ñëw ci leneen nag Jackson 2 Pam Ndoy loolu moom lu ne jàkkeen du ko jeex ko rek stade Iba Mar Diop na mu mel ñëpp ne favori Papa Ndoy mooy favori ci xeex bi parce que gis nañ ni combat am yëpp gite ngaas lay indi du ma la may foo yàq sa nak moom ni ragalu ci bëree lay bëree du ma la may jàmm loo teg ma teggi keroog ñu gis Jackson dugg ci gàddu bi dóor ko mu daanu est-ce que xalaatoon na loolu ci moom xam nga lu indi loolu benn Pape Ndoye li mu indi ci état moomu ko bokkul ci yaramam benn ñaar Jackson dafa jàng Pape Ndoye avant muy ñëw côté droit ba la fat waaw tëj ko bu tëjee mais Pape Ndoye boo tëjee côté droit bi dootul xeex day jaaxle ci ne da am loo mën ak loo fekk dafa am loo mën si nga mbër da nga koy jàng coach ma fa am solo coach da ngay liir làmb gis nga kii nii la bëreeg diw daan ko mais man maa ngi am naa combat ak moom mais naa xam man nan laay def dama ñëw dafa fatt côté droit bi xañ ko tëj ko rap xeex ak moom gi tangaas ba mu ñëwee raak mais dóor na fa coup yoo xam ne dafa daw sax génn mais Pam Ndoye ba mu dellu siwaatee waaw parce que njëkk naa gis nga moom mu daw génn mais ba mu dellu siwaatee dafa waroon changer position defu ko nag
mais dellusiwaatu mais nag dafa ñëw ak xadaram. waaw jom ji. mu ñëw booy bi fataat droite bi. waaw. te booy bi bu leen fàtte ne Géejawaay mbooloo la nekk te Lac de Guiers a koy conseillé. moo ko yor la di combat passé dama fekk Lac de Guiers ci jour bi Reug Reug di bëri MMA bi. ma ñëw laaj jour net bi la ma ñëw ne ko Lac sa booy gagné. muy Jackson 2 mu ne maa ko doon préparé. mais ci biir contact yi. woo naa écrit ban ñëw ma ne leen. booy bi bu ñàkkee combat bi rek yàlla. waaye li ma gis mu liggéey ko ci wàllu doole. ku dul Pape Ndoye sax mun du ko téye. te effectivement loolu xaw na fa feeñ. non bi ñu sumee koo rek da ngay xool corpulence yi rek man daal bëgg naa père mbër mu ne li ne ci yow nga bàyyi ko ci yow bul jël loo bokkul ci yow. Jackson nañ ko bàyyi xel de. si mbër mu am fit espoir buy ñëw a ngi nii de. mbër mu am fit tam fu bu. am na fit mën na bëri te day liir. bëri dañ koy liir. comme jeu de dame la. yenn saa yi ma ñëw du rof pion bi nga teggi jaar na le ma changé. loolu gis naa ko rek barki démb ci làmb ji barki démb rek gis naa ko ci diggante Serigne Ndiaye ak kii gis naa ko non maa ngi toog di reporter mais maa ngi mel ne ay sànq la ñu nekk sama biir yaram bi parce que Libidor la mu tàmbaloon bu ko continué woon Serigne Ndiaye du ko dóor mu daanu. yaa ngi sax xam sama lan ci feer Libidor bu ngu ñaan boobu laa bëggoon a jaar foofu mais xam naa këf nga ma ndax làmb la bu xasee ba départ wax ci làmb dootul am arrêt Libidor Serigne Ndiaye mu nekk combat boo xam ne victoire booy xool victoire bu arrangé waa Fass la. waaw parce que Fass dafa toll ci dynamique boo xam ne coow li bari na wax ci bari na détails yi bari na kon lii xaw a fàttalool sax mooy Serigne Ndiaye amoon ndam yàlla suturaal na leen am nañ ci ndam ñu ngi ñaan ndam li ci ko xale la waaye ki mu daan lan la def loo xam ne war ko woon def mu ko ñàkk la combat bi moom Libidor bi at bi sifflé waaw bu ñuy lewaatoo toujours da ngay gis bu ñu demee côté Libidor day dagg lewaatoo bi daal di dellu siwaat côté gauche loolu muy def noonu da doon jaaxal Serigne Ndiaye parce que Serigne Ndiaye heure bu nattee Libidor dagg lewaatoo bi day recommencer waat à zéro waaw mu def ko benn yoon ñaari yoon ñetti yoon mu ñëw dëggal boppam pour lan déedéet du ma ko def moo la prolonge si moo la prolonge du ma ko def man daal comme latéralement lay bëre ak yow di la def ay déplacement latéral su ko defee yow li ngay natt doo ci gaaw a jot mais boo tax bi fixé sa bopp bu nu dëggal sa bopp ne da ngay indi xeex ah te moo la prolonge coup bi bu mu dalee rek dafa dal rek mu daan si mais est-ce que coup bi ñu ngi naan impact coup bi mën na koo daane non ci temp bi la dal ah waaw xam nga da ngeen di yaakaar ne gis rek mu xaw a kii noonu rek fekk coup la xam nga dafa am point sensible dafa am ci nit yoo xam ne boo fa laalee nit rek day perdre te tànk yi mooy damm waaw tànk yi mooy damm waaw day kaw a quoi tànk yi mooy damm mais Serigne Ndiaye nee naa leen gis naa ci moom le futur roi des arènes bis bu Fass di am roi des arènes man maa ko wax fii ci Dakar Buzz déggu leen futur roi des arènes bu dee topp na ndigalu waa Fass waaw continue di liggéey li mu war a liggéey incha allahu dina mës a dégg daali ndax man dama xam xale bi dajeeg moom ci àll bi muy jël ngembam di def ci saak di dugg ci dëkku séeréer yi di bëre topp àll bi te teewul star la ndax yàgg naa daan ci làmb ji waaye deful boppam star déedéet ba ba tey day jàng nee na ba léegi day jàng ba tey day di dem Adrien Senghor di fu ne mu dugg fa di mbapat boole koog di liggéey bu toppee écurie Fass lañ ko sant mun ma xam Tafa Gueye xam écurie Fass xam Abbas Ndoye xam Thierno Dramé xam écurie Fass ni ñu mën a téye mbër giñ naa ko ne bu fekkee ne fawul caaxaanul 2 ans yi di ñëw wala 3 ans yi di ñëw dañu dégg Serigne Ndiaye Serigne Ndiaye dégg nga conseil bi ñu la jox na nga ko dégg te déglu ko ndax moo la jiitu ci la mën na laa jur sa papa la tey wax damay kàddu seede ci yow mbër nga ndaanaan nga di encouragé nag Libidor non kooku dañ koy encouragé mbër xale bu ma neex a ngoom nag ku fair play nag ku fair play xale bu yaru xale bu mën a bëre dafa daal bu ñëwee daal ku mën a bëre ñëw na quoi mais xale bu mën a bëre xale bu fair play man dama ko fan ndax ba mu summee ko xam naa ne kii liggéey na man loolu laa bëgg même boo daanoo sax nañ xam ne yow mii joxoon nga combat bi gëddaam naxoo promoteur bi naxuloo say supporter naxoo lamb te Libidor deful loolu naxoo promoteur bi naxoo say supporter naxoo lamb ma ñëw ci leneen loo xam ne nag moom day tiis parce que loolu nag moom dund gee bokk bakkan bu mos dund da nga mos dee dañuy ñaan nag yàlla na yeex bi ci njëkk mooy sunu papa Mor Fadam nga xam ne mi ngi génnoon àdduna le 18 juin 2019 Mor Fadam di nit koo xam ne ci yar ga
ca teggin ga ca dal ga bu ñëwee làmb mi ngi yor kurusam man faaral musuma dégg fu Mor Fadam waxee kàddu gu ñaaw ak combat bi lu mu am tension du wax lu ñaaw père kon comme Mor Fadam bi génn àdduna ci le 18 de juillet juin boobu 2019 bi nga yëgee loolu en tant que jiitu làmb lan la def ci yow. def na ma choc ndax Mor da doon suma xarit sama grand la woon Mor Fadam dañ doon bokk lu bari man ak moom boobu gisee sax mësaan ñëw làmb sax dama koy fekk ci kaw tribune bi Mor Fadam heure moo ko mësaan su ma ko invité mu teg ci baat su ma ko ne moo dama laa soxla ci télé bi rek day ñëw Mor dañu sori woon man ak moom am ay relation te la ma gënoon a neex ci Mor mooy diine ji Mor Fadam moom laay gis ñu toog ci làmb ji timis jot xam nga làmb timis lay neex timis dëgg-dëgg fa la làmb ji neexee moo tax Fadam même bu dee mbërëm day bëre fa la koy bàyyi dem ca jàkka ja dem julli ji loolu seede bu ñu mën a seede ci moom la moo tax Fadam diine da koo ñoroon bañ ne ko sax bi muy génn àddina sax kurus gi ci loxo bi lañ ko dindee loolu dalay war ne la kii macha allah yàlla bu ko cet jiitu ci bàmmeel ñu koy jaal rek waa Géejawaay di ko jaal ay soxnaam di ko jaar Sa Kajoor numéro 2 nga xam na xaritam di ko jaar aussi Pape Mbaye di ko jaal képp ko xam bokk nga ci école Mor Fadam di ko di yeesal ñaan ci moom ndax du ma jóg ci di ko ñaanal yàlla na ko yàlla yërëm yàlla na ko yàlla xare àjjana bu ñu jógee ci loolu leneen lu dal wàcc ci kaw làmb muy Pape Dia di frère Bombardier moom mi ngi génn àdduna le 17 novembre Ousmane Pape Dia dama bëgg ñu taxaw fa nag benn 5 minutes parce que Pape Dia dafay koo xam ne ci làmb man mën naa ne làmb doon am wàlliwu moom wàlliwu la ci làmb ndax li ma seetlu ci Pape Dia du sax li muy ëmb frère am di ko indi mais dama seetlu saa bu frère am bëree bu ñàkkee day encourager frère am ba pare dem ci adversaire frère am félicité ko te moment yooyu loolu du yomb parce que ku ne xam ne ni diggante mag ak rakk ni mu jegeti sensible sa rakk di préparer bis bu toll noonu ñëw ñàkk naam ñàkk yëfu yàlla la waaye nga am lisit bu toll ni dem encourager dama ko gis benn yoon boo xam ne da ko def ci contre mook Eumeu Sène bi Eumeu Sène daanee Bombardier bi Bombardier di wax mi ngi wax ak moom Bombardier xëñ na booba xel mi dem na ndax defet moo mel noonu boo daanoo dina am ay secondes yoo xam ne da ngay perte mémoire boo xoolee ci commentaire yi Bombardier mi ngi naan damaa daanu mu ne ko waa da ngaa daanu frère mu ne ko damaa daanu mu ne ko damaa daanu bi mu waxee ak moom ba dellu si ko pare dafa fekk Eumeu Sène ci plateau bi lëng ko accolade ko muy loo xam ne geste boo xam ne man daf ma marqué koroog maa ngi yor sama micro di liggéey mais loolu dafa des sama bopp ma xam ne rek kii def lii am na cër ndax diggante mag ak rek wax naa ko sànq ni mu mel ki ñàkkuloo sa mag sa rak nga am lisit bu toll dem encouragé ko félicité ko waxtaan ak moom loolu nit a koy mën père nga dégg Pape Dia génn na àdduna le 17 novembre bi nga ko déggee ngay yëngu ci làmb am moom ay relation lan la def ci yow dama waxaat rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un xam nga léegi dafa am loo wax léegi ci lucidité Pape Dia mais mënuloo koo xam parce que fréquenté woo Pape Dia man mi maa ko fréquenté man mii lay sama xarit xam nga ñu bëri xamuñu sama diggante ak Pape Dia Pape Dia su ma duggee mbuur Pape Dia laay njëkk a woo téléphone numéro ba léegi mi ngi nii mi ngi sama mémoire mënu ma ko sax dindi su ma ko woowee foo nekk mu ne maa ngi bërëb sànga ma ne ko dugg naa mbuur moom su ma duggee mbuur moom mooy njëkk a xam ne man dugg naa mbuur am na ci sax benn anecdote bu ma lay ekk kii dafa am benn jour may seet si Pape Dia Pape Dia dama koy faral di invité muy ñëw RDV benn jour ma ñëw dugg mbuur rek woo Pape Dia mu ne ma bon léegi maa ngi sama kër mais excès gu ma sama kër mais départal après ñu daja fa bi ma ñëwee dama ñëw dugg ci buntu kër gi rek ma fekk Bombardier jóge entraînement ñëw toog ci buntu kër gi taq suuf alors bi ma duggee Bombardier nuyu ko mu ne ma sama grand ñëw na Bombardier pour moom laa seet si fekk Pape Dia moom ma jox rendez-vous Bombardier jóg ak taqaayam entré ma ci salon bi nuróole ma ak yaayam maa ngi fekk yaayam di tey cere mu nuyale ma ak yaayam ne ko kii sama xarit la sama mag la sama lépp la Bombardier ci mbaaxam nit ku baax daal di may entré daal di génn dem ci biti bi jënd 2 litres boisson ñëw tagal ma man maa ngi xaar Pape Dia mais pour Bombardier léegi ñoom ñaar ku ci nekk yaa ngi naan yow laa seet si Pape Dia it bi mu ñëwee gis action bi mu bàyyi ko ci biir magam la mu bàyyi ko ci biir ndax magam la keroog Bombardier xaalis bëri lekkati jox ma
Pape Dia dama lay wax sama affinité ak moom. am na sama benn jigéen bu ñu Assou Ndiaye yaayu Bombardier moo ko loué woon. man maa tax mu jox ko chambre ba. ndeysaan ca Mbour. ca Mbour. ndeysaan. kon dama lay wax kon affinité bi ma amoon ak Pape Dia sama xarit la woon. mais gis nga lu cité boobu ngay wax. waaw bala ngay xam Pape Dia dëgg nga toog ak moom ngeen bokk jataay nii rek du doon làmb daal. ngeen di toog di waxtaan. Pape Dia nitu kese la. Pape Dia nit la koo xam ne yanawul àdduna. Pape Dia nit la koo xam ne ay alalu àdduna jiitalu ko wala yenn yi jiitalu ko donc dafa nekk nit koo xam ne. Bombardier da doon roy ci Pape Dia. Pape Dia. doomu aadama gënu ko. ndeysaan. mais gis nga nit ñu baax ñooñu xaw ma lan la mais duñ fi yàgg. mais Pape Dia boo ko xamoon ak valeur bi mu am macha allah yàlla bu ko cet jiitu moom tamit yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla bu ko cet jiitu yàlla na ko yàlla yërëm ci jéggal ko duñu jóg ci di la ñaanal. parce que li ma naan nit ku baax nga. nit ku dal. nit ku am compréhension. dañuy ñaan fa nga jëm gënal la fi nga jóge tam nañ ci yaakaar ndax suufu Touba la. yàlla na la borom Touba. amiin 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 sàkkul njébbal. amiin amiin yaa rabbal aalamiin allahumma amiin. ma teg ci leneen loo xam ne nag père muy diggante Doudou Yakati nga xam ne moom mooy la am. Doudou Yakati génn àdduna le 13 décembre fee ca Géejawaay Doudou Yakati mooy la am père bi nga déggee Doudou Yakati génn àdduna ak ni lamb mii ne Doudou Yakati ak ni nga tàmmee dimanche bu ne nga gis Doudou Yakati ak ni nga tàmmee dimanche bu ne Doudou Yakati bëggal lamb nga yëg Doudou Yakati génn àdduna àjjuma jooju loo yëg. douleur bi méttee noonu sax ñëpp génn gis naa ñu bari ñu génn àdduna mais Doudou Yakati dafa ma marqué sama vie sama dund. en 1968 bi ma nekkee Fass kër Alaaji Sanew Ñing boo dugg fa néegu góor du sekk bi moo nekkoon sama selbe. ndeysaan mais du sekk dafa mel ni bari na ñu mu defal loolu. ci waaw moo nekkoon sama selbe. moog Làbba Ñing ak Ndongo Ñing yal na ko yàlla yërëm ñoo nekkoon sama selbe ak Farba Seen bi nga xam ne mooy doon batteuru Xasawaali wala batteuru El Hadji Faye étoile 2000 waaw Farba Seen. Làbba Ñing dëkkuloon Pikine. Làbba Ñing mi ngi Pikine actuellement sama grand frère la waaw parce que El Hadji Sanew Ñing ak sama papa ñoo bokk ndey. kon El Hadji Sanew Ñing moom moo ma dugal néegu góor. moo taxoon du sekk ñëw nekk sama selbe kon du sekk moo ma yar. bon ñu amaat beneen lu ñu boole. ku ne xam ne El Hadji Alioune Bassa Fall mooy sama maam mooy papay Soda Mama. Soda Mama ak sama yaay ñoo bokk baay man Ndey Fall ma jur. El Hadji Alioune Fall Bassa di denc Aji Rabi Mbaye moo jur Kati Sekk jër du sekk. kon yow du sekk war na la koo jaal. kon xam nga mbokk la. deret waaw. mu wëlbatiku nag moom bëggal ma boppam ndax ci way ndax man ku ne xam ne waykat la. loolu am na. man kuy taxaw fii di way bari na ay waykat yoo xam ne bu fekkee ne ñu may seetaan Dakar Buzz Assane Ndiaye sama loxo la jaar. loolu mën naa koo seede. Mamadou Lamine Mayka sama loxo la jaar. Massamba Diop yi tëggal tama Baaba Maal sama loxo la jaar. Massamba bu ginnaaw raay. nu mu tuddati Jamil Thiam. sama loxo la jaar. bari na chanteur yoo xam sama loxo la jaar mais aussi fi ma jaar ci côté musique salsa. jaar Stan Bandi Ibra Kassé. jaar ci ñoom Medoune Diallo ñoom Mar Seck. jaar ci loxo Ibra Kassé jaar ci loxo Beydaan Jaxate ñëw liggéey ak Ismaïla Lo Badara Mbuub Mbisaan Ngom. da nga mbapat. loolu mooy mbapat Jimi Mbaye dama mbapat donc man ci waykat laa. moo tax du sekk bu ma mësaan fekk ci làmb ji day ñëw ne ma wayal. ndeysaan. moo tax mu daan ñëw jël micro bi jox ma na ma nañ way. te xam nga Doudou nag ndaanaan la du ñëpp ko mën a wayal. waaw Doudou ndaanaan la boo xam ne du ñëpp ko mën a wayal. Kaolack la ma mujjee def loolu ci stade Lamine Gueye. ma tëdd ci gazon bi. ndax sonn mu ñëw fekk mu ñëw tëdd ak man ci gazon bi jël micro bi jox ma ne ma maag yow ñooy way. ndeysaan. ma ne ko mais grand mu ne ma dama la wayal. waaw gëdd ma daal di yuuxu ma daal di koy aw bi ñuy mujjee gisante mooy keroog drapeau Kéba Kanté. ñoo nga fa woon. maa ngi moom dañoo yéeg toog nii dafa yéeg ci tur bi ma toog ci wetam. mu daal di nuyoog man ndekete day tàggatoog man. ñu daal di nuyoonte mu ne ma na nga def mu ne ma ne ko man dama la maa yaa ngi tane mu ne ma tane naa bu baax léegi gis nga maa ngi en forme te sax tey dinaa way jour boobu way na. man daf ma doon nax. mais Doudou Seck dafa nekkoon genn wàll ci man. loolu am na. dafa nekk attention ñi biir ci làmb ji man Doudou Seck moo ma yar man ci jamonoy Arigoni. Arigoni de démb la du tey. ba muy jël meer way boo xoolee Doudou Seck. bi Ndiaga Mbaye di way mbëggeel. kay aw. mel ni jigéen. waaw kooku Doudou Seck la. Doudou Seck. ñu bari xamuñu ko mooy kër noonu ci suuf. kër boobu nekk ci suuf mel ni ku jigéen kuy aw. waaw Doudou Seck la boobu ay 15 ans la am. comme man xam naa Doudou Seck yàlla na ko yàlla yërëm. yàlla na ko yàlla yërëm. mais nag dafa am beneen lu ma am gi jàng ci moom
ku bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du sekk boo ko bëggee jooyloo rek waxal ci yonent bi. waaw ndax mën naa ci taxaw seede koroog ba mu yàlla defee mu génn àdduna imam bi dafa yable imam ba ko doon jullee ba pare mu génn ci waxtu doy waar li ma gën a jaaxal yéem ma ci mooy yooru àjjuma ci la génn àdduna keroog bi ñu julli àjjuma di julli jumaa ñu ngi ko teg ci morgue bi non seulement julleegun ko mais la fa daje ci mbooloo ñu julli àjjuma pare defal ko ñaan ba pare mu fanaane barzaq àjjuma kon naan am ci moom rafet njort te imam bi yable ne dut sekk maa leen seedal ni ku bëgg Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daal ne fu ma romb jékkati kaamil jox ma daal di jooy ne ma jëlal kon loolu bëgg Seydina Muhammad nag yomb am na jigéen sama benn jigéen bu tudd Aïcha Faye ñoom ñaar ñoo dëkkoon du sekk bu dee ba am xaalis day jox jabaram da ko toggal lu bari bu toggee lu bari du sekk di wàcc ci mbedd mi seet ñi nga xam ne dañoo sonn taalibe yi ñi nga xam ne yàlla dafa leen jox ñu feebaru xel ñoo ñëpp lay ñëw ñu tibbal leen ñu lekk ba suur la preuve koroog jour bu ñu génnee àdduna dafa am taalibe yoo xam ne moo tàmm di leen jox ay mburu ak ay ceeb waaw taalibe yi dañoo def niiraan ñëw fa boo xoolee sama loolu moo ma jooyloo koroog ne man lu ne gis naa ko ci àddu ci naqar mais keroog la ma jooyloo boobu loolu ca la bokk taalibe yi dañoo def niiraan dikk bi ñu dikkee comme tàmm na leen ko jox heure boobu ñu daw dikk ana maam ñi ne ana papa gis baacu xam nga xale xamul ñu leen kooku de moo génn àdduna ñu ne ñoom loolu mënul nekk ndeysaan xam nga mu nekk image boo xam ne dafa lu mu mësaana dajale ci làmb ji ak fu mu ko mënti amee def ko ci poosam bu yeewoo suba ma ngay seet ñi néew doole pour séddale leen ko loolu nag jaamu yàlla gu fooro ngoog te nag bokk na ci jaamu yàlla yi gën a foor joxe ñam nit ko bon mënta joxe ñam déedéet du sekk yàlla ko yàlla fal cat yàlla bu ko cat jiitu amiin loolu la suñu sëriñ ba loolu la ñu tàmm sëriñ Saliou bégtee bégale bette te doo ci am xaaj ak seen wallahi xam nga sëñ Saliou Mbacke kenn du moom xam nga kooku kenn du moom ko nga xam ne moom xàmmewul sax mbub ma muy sol déedéet lépp tout tànk yi lay xool ñu néew doole ñi koo koy borom yërmande nee na ku dul yàlla saa borom ëpp ma yërmande ci jaam ñi koo koy borom yërmande kooku yal na yàlla yokk leeram yal na yàlla man mii di wax ak yow day taalibe Cheikh la waaw mais Serigne Saliou naw naa ko naw koo xam ne da ngay xool Serigne Saliou ba muy gorlu xel koom gor xel koom loolu doyul mu def dëkk bu xel koom nekk dëkku alxuraan la de mu jël xale yi def ci ñoom alxuraan waay Serigne Saliou kenn du moom waay yal na yàlla yokku leeram allahumma amiin leneen li ma ci cof nag mooy li dal ci kaw làmb muy Luc Nicolaï jàmbaar la jàmbaari Serigne Bamba la te it liggéeykat la te it saa bu combat tëwee bu jógee dugal ci loxoom yàlla def mu sotti saa bu ne saison bi dana naax saay mu jóg def ay démarches am yàlla def mu sotti yoon teg ko loxo ñun nag xamuñu yoon duñ wax ci yoon waaye sañ ñoo ñaan te képp ku seen war ngaa yëkkati sa course ñaan Luc Nicolaï jafe-jafe yi mu génn ci mën a eggalewaat ci li mu nekk ndax mi ngi jàpp ci chômage bi boo gisee ñu ci wax mooy lépp dafa am ci buzz de l'année bi année 2019 bi moo tax ñu dugal ko ci mi ngi jàpp ci chômage bi ndax combat Ama Baldé Modou Lô tëwoon na waaye bi mu ci dugalee loxoom ci yàlla def mu sotti kon kooku dañ ko war a ñaanal mu nekk ci condition yu bien mi ngi ci loxo yoon nag moo mënu yoon xamuñu yoon ñaan la nu man di ñaan yàlla ci yàlla def jàmm mu delluwaat ci activité am père bi nga déggee Luc Nicolaï téye nañu ko te mu dugal ñaari avance lan nga yëg en tant que amateur u làmb metti na trop waaye dañuy delloo lépp ci yàlla nattu la gis nga yàlla mooy teg jaam bi nattu kaso nattu la gis nañu kilifa yi diine ak ñi jege yàlla sax dañuy dugg kaso taxula bon déedéet Luc Nicolaï ku baax la Luc Nicolaï lii ko dal metti na làmb waaye nag préparé na boppam ndax jël na doomam William préparé ko ba William mën na continuer li nga xam ne mooy li Luc Nicolaï ko doon def ànd ceeg ku am expérience ku ñuy wax raay ba xam nga raay ba ak am na expérience bi bu àndee xale bi danañ mën a continuer ànd ak ñoom Pape Faye ak équipe bi nga xam ne ñoom lañ doon àndal di ñaan rek yàlla bi nga xam ne dara tëwu ko natt bi nga xam ne moo tegu ci kaw Luc Nicolaï yàlla na ko yàlla teg foofu rek lañ ci mën a nam ndax yàlla lañuy ñaan la ca des nag mbirum justice la mbirum justice ñun duñ ci sori ndax duñu juge duñu procureur waaye nag sañ na ñoo ñaan yàlla ndax yàlla moo yilif juge moo ñu yilif ñun moo yilif àddina moo ñu bind moo sàkk ñëpp waaye mooy xool ku ko neex mu teg ko nattu
kon nattu bi yàlla na doon lu gën ci moom amiin yàlla na doon lu ko li njiglaayam gën ci moom te it fa mu nekk yàlla na ko fa yàlla jëlee ba mu dellu siwaat ci ñun loolu mën ci ñaan yàlla yàlla na ko yàlla nangu yàlla na ko yàlla def allahumma amin père di la gërëm nag di la remercier ndax ku ne xam ne temps dafa xat te saa boo dikkee def am na loo bàyyi ma forcé la ne la da ngay dikk nga dikk nga sama père nga suma ndijaay nga suma xarit nga ma yàgg laa topp yàgg laa suivre bu ma bëggee làmb mbaa ma dund làmb yow da nga cee bokk ndax ba ma lay déglu XFM booba xalaatuma woon ne bis dana dox ba may téye micro nga nekk consultant boo xam ne mosoo wax ci làmb ñu jàpp seen gémmiñ loo wax da nga koy teg ci argument yu wóor di dund làmb nampatal ci làmb kon daf may neex tey ma partagé yow émission bi nga xam ne mooy buzz de l'année ñu tànnoon ay quelques combats yi ëppoon coow ci làmb ji ci at mi ku décorti ko ku dégg ni nga waxee xam ne wax nga xam-xam wax nga wax ku yàgg ci làmb wax nga waxi ku bëgg làmb ma li remercier ci déplacement bi ak ni ma lekkee sa temps di la jaajëfal kontaan ci yow rek looy tàggoo waaw mais avec plaisir laa ñëwee dama ñëw avec plaisir ndax yéen ñi nga xam ne ay jeunes ngeen yéen yéenay l'espoir de demain yéen ñu war a wuutu ci làmb ji kon tey jii bu leen jàppalewul ku leen di jàppale man je suis à votre disposition ak képp koo xam ne rek jeune reporter nga je suis à ta disposition ndax ñun duñ fi nekk éternellement yàlla rek moo éternel kon yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk di liggéey bu mel nii mais ñun ngeen koy liggéeyal kon ñun dañuy leen di ñaanal yàlla fi ngeen jublu yàlla na fi yow yàlla jublu yàlla na leen yàlla jàppale yàlla na leen yàlla jàppale dimbali leen ba li ngeen di def ngeen def ko ci sago di remercier aussi bu baax Dakar Buzz vraiment yéen a ngi def liggéey bu am solo di remercier it xale yi nga xam ne ñoom ngeen àndal ay jeunes rek laa fi gis ay xale laa fi gis ñi xale yi ma gis nii damay ñaan yàlla may leen gudd fan may leen wér tey nag père ay jinne leen de ah sama ñii non xam nga xale yi ñoom xarale geeg yooyu ñoom lañ ci xamuñu suñuy jamono yi njëkk yi xamuñu woon yi sax yii dañoo dab xool leen ak seen pion yi waaw ñun lii dañoo dab waaye nag dañ leen di ñaanal yàlla parce que lii nga def ni tey le buzz de l'année nga invité ma ci bàyyi ñëpp ndax ëpp ma ñëpp xam-xam ëwma xam-xam dama ba léegi ci njàng laa neex ndax àddina njàng la àddina chaque jour da ngay jàng sa doom sax di nga toog mu jàngal la loo xamuloon yow mii sax mën na maa toog nga jàngal ma lu ma xamuloon mais li nga dem ba tànn ma man loolu dama la ciy remercier di la ñaanal yàlla bu baax a baax a baax lii nga def nii rafet na rafet goo xam ne kontaan naa ci tey nag heure bu ngeen ma soxlaa je suis à votre disposition man awma lu may xeeb ak lu may jàpp ak man dama nekk pour le sport la lutte moo ma tax a jóg te it képp koo xam ne it woo nga ma ci dinaa la wuyu kon boog Dakar Buzz maa ngi leen di remercier di leen ñaanal nag bonne année 2020 bi ngeen bokk ci télévision en ligne yi nga xam ne ñoo ëpp doole ci Sénégal yéen it ngeen gis ci seen bopp ci wàllu xaalis bu bari sponsor yi ñëw alal ji dugg ngeen suqali ko bu ku nekk sax jënd sa oto bu rafet di ko dawal yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def ci at mi ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam li ma lim benn bu ma ci sof rek dama ko sax xaw na fàtte mooy MMA bi man MMA vraiment dérangé wu ma parce que MMA bi léegi mi ngi li tax ma dugal ko ci mooy ci année at mi ci la takarnaase nag xam nga dañ koy jéem a jël di ko dugal dañu ko dugal xam nga dañu ko bëgg a forcer waaw su ko defee sponsor yi waroon a jàppale làmb ji ñu gën a rey làmb ji daal di koy jox MMA ñu tëj la ci kaafu gaynde te dafa lambewul na reyante leen lambewul parce que ñu lay dóor di la dóor ba nga ne nem loolu da ci MMA lambewul loolu nag ñun xamuñu ko en 1922 la njëkk a tëgg lutte avec frappe fii ci Sénégal 1922 fii cinéma El Malick nekk El Malick bi waaw fa la tubaab bu ñuy wax Maurice Jacquin moo njëkk a tëgg làmb tey ngeen dégg lu ngeen ma dégg Maurice Jacquin moo njëkk a tëgg làmb en 1922 muy lutte avec frappe ñu bëri dóor boo xam ne fay nañ ci mbër kon ñu làmb yàgg na fi bëri dóor yàgg na fi ba ñoom Abdourahmane Niang Falang jaar fi ñoom góor gi Issa Fall jaar fi ñoom Youssou Diène jaar fi ñoom góor gi Malick Niang jaar fi keneen ak keneen ba ñu ñëw ci génération Falaye Balde Doudou Baka Sarr ba ñëw ci génération ñoom Mbaye Guèye ba ñëw ci génération bii waay est-ce que suñu làmb ji ku ko nar a rey yow yaay dee kaay ma wax la li am ci làmb amul ci MMA dérangé wu ma
te dafa amul sax goût. booy MMA. amul MMA amul ànd cuuraay. déedéet. MMA amul inde. amul sengoor sottee ko saafara. amul sengoor sottee ko meew. amul suuru amul njuug. amul suuru amul tuus. amul sengoor amul tëbal. déedéet. waay cosaan gi da nga xam ne gis nga li ne ci sunu lutte avec frappe bi. moo boole ñetti ministère. waaw dafa boole ministère de la culture. waaw muy la culture. waaw culture bi. ñu boole ministère des sports. sport bi tuuti la ci. waaw ñu indi nag tourisme. tubaab bi mën a ñëw ñu jaay ko. loolu bokkul. loolu dégg ngeen dégg xam nga woon naa ne saa bu ma tàmbalee moom ngeen xam ne njaw du mel ni lamb lay dund lu mu lax ci lamb fay ko bon ba muy dund lamb dund ñu lamb lii mooy buzz de l'année bi leen indiloon di leen jox dëgg dig daje du yàgg dara ci ànd bu bees bi di leen ñaanal nag atum jàmm. amiin atum naataange. atum réussir. atum xéewal. lépp lu ñu doon yóotu mu jafe woon ci xéewal yàlla na ko at mi indaale. amiin di wax ni yàlla Sénégalais yëpp am jàmm. ñaanal nag seen kilifa gi. waaw di ñaanal DG nag. waaw DG maa ngi koy ñaanal yàlla bu baax xam naa ne mësuma koo gis. waaye nag kuy def lu baax. boo ko fekkee mu koy def da nga ko ciy ñaanal. foofu sax bëgg naa nga taxaw fa tuuti parce que ndaw la. te boo xoolee suñu morom la. ah bon waaw suñu morom la ndaw la. waaye liggéey ko ñor. ndeysaan liggéey ko ñor. ndeysaan te it amul xàjj ak seen ci liggéey bi. lu liggéey bi laaj da koy def. boo ko ne lii laa bëgg. lu jëm ci liggéey bi. du discuter. day dem jënd ko vite fait. kon kooku nañ ko ñaanal moom it yàlla guddal fanam. may ko ay xéewal di gërëm nag kër gi yëpp. la ko dalee ci DG. ba ci Samba. ba ci Omar. ba ci Ahmed Ndoye. Ami. Njéeme. Malick sama caméraman. Muntaga Am. Junior ak Lamine ak ñëpp rek ak Jibi. ndax Dakar Buzz. structure la boo xam ne. maanaam famille la. njaboot dafa njaboote quoi. ndeysaan boo fi duggul doo xam lu ñuy dund. non bi ma duggee léegi sama dafa daw ma gis ay jeunes rek. waaw xale yu ndaw. ba pare déggoo macha allah. ndeysaan macha allah yàlla defal nañu loolu. lu kii bëgg loolu la kii bëgg. macha allah ñuy ñaan kër gi yokk. amiin waay ne gis ci boppam. allahumma amiin maamaan mbégte ci yow rek. amiin ndax li ma naan yow maa la tànn. amiin bu ma mën a partagé léegi yow yaa maa la tànn. yow père sama xarit nga maa ngi ñaanal yàlla guddal sa fan. amiin bàyyi la fi ba li nga bëgg amiin allahumma amiin am nga xam-xam bi. amiin jërëjëf am nga dayo bi jërëjëf ba nga dund làmb di wax ci làmb bari na ñoo xam tey waxuñu ci làmb. jërëjëf doxee woo ko waxee woo ko. jërëjëf te làmb da ngaa fees jël ak làmb. jërëjëf yow yaay làmb. jërëjëf ma lay ñaanal jàmm jërëjëf di wax nag ni maa leen koy dig te maa leen koy permettre. at mii ñuy dugg incha allah di ngeen gis yeneen façon yu bees ci Dakar Buzz. incha allah ngeen ci ànd ak man Fadal. incha allah yeneen émission yoo xam ne yu xel xalaatul ndax làmb du jeex géej la maa leen ko te it nga dem di seeti mag ñi. waaw mag ñi susu waaw ku mel ne góor gi Njaga Samb bu Yoff demal seeti ko. waaw kooku dafa fekk démb fekk tey góor gi Ibra Diop. moo nekk président des amateurs en 1945. ndeysaan mi ngi kër Mbay Fall gi. dama koy seeti. ñooñu ñëpp ba ma laajee seen numéro. ma jox la numéro yi nga dem seeti leen. da nga ma koy jox ma waxtaan ci amul problème parce que dama bëgg innover at mi ñu dugg il faut innover. parce que dama bëgg indi lu bees. dama bëgg indi lu bees boo xam ne bokkul ak li gars yi daan indi man maa leen ko permettre man Fadal incha allah dinaa indi benn facette boo xam ne di ngeen xam ne Fadal dugg si na ci incha allahu am leen jàmm merci li moo nekkoon buzz de l'année merci boo bàyyi ci gën a am coow di ko waxtaan ak moom di encouragé ñi nga xam ne ñoo daanu di félicité ñi nga xam ne ñoo daan di wax ne làmb noonu la di ko la yàlla ko yàlla génne ci lu mu amiin 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 te bañ faa dugal kenn allahumma amiin am leen jàmm allahumma jërë ngeen jëf jërëjëf dàbb seen bànneex Dakar Buzz di def kenn kàttanam ngir gën leen a yombalal seen accès ci suñuy programme lu bees tàkk léegi mën ngeen am seen application Dakar Buzz sur Play Store waaw keñ jëlal sa téléphone dugg Play Store daal di fay tapé Dakar Buzz nga gis flèche boobu di la indiquer installation bi nga daal di fay cliquer léegi coono jeex na nga dal di am sa application Dakar Buzz ci sa biir téléphone di am rekk bépp information boo soxla ci lu ñeel politique société people fait divers ak ay entretien yu mucc ayib yow mu des dawal gaaw télécharger ji sa application Dakar Buzz sur Play Store.